asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum doomi Sénégal ak fépp fi ngeen mënti nekk ci àddina bi donc tey dama fas yéene waxtaan ak yéen ci dossier wu Boffa Bayotte pour ñi ko fàtte mooy rey yu métti yi amoon ñaari at ci gannaaw ci dëkk bu ñu naan Boffa te ñu reyoon lu mat fukki nit ak ñeent ci ñi demoon ci àll bi di uti ji bant gannaaw jëye yooyu bi mu tiitalee Sénégal yëpp. ñun waa Kéwoulo wàccoon nañu foofu ci àll bi def ci enquête ma defoon leen benn compte rendu boo xam ne ku tàppee Boffa Bayotte def Babacar Touré di nga retrouver vidéo bi ci vidéo boobu ma leen doon xamal ni keroog le 6 janvier 2018 ay booru 6 heures du matin la ay sambaabu yi dugg ci àll bi ak seen gànnaay di xaar utikatu matt yi ba ñu leen di boom ma fàttali woon leen ni ay booru midi lañ leen reyee ba ci gannaaw si maa ngi leen doon informé ni sapeur pompier yi gannaaw bi ñu ñëwee yëg yëf yi ñoom ak gendarmerie armée it kenn àndul dugg ci àll bi dem jëli néew yi xamaloon naa leen population civile yi ñoom ñoo daal di dem ci àll bi dem uti ji néew yi ki nga xam ne nag moo jiite woon ñi nga xam ne ñoo demoon porter secours population bi moo di le chef Edouard Da Silva muy chef de village bu Boffa Bayotte delluwaat nañu dem seeti ko ñaari at ci ginnaaw témoignage am tamit mën ngeen ko fekk ci fii ci Kéwoulo bu ngeen tapé Boffa Edouard Da Silva di ngeen retrouver li nga xam ne moom la ñu dénk li ñu yéem ci yëf yi mooy ñaari at gannaaw yëf yi ba tey gendarmerie mësu ko déglu police mësu ko déglu ci enquête bu sérieuse bi nga xam ne tuerie de masse la enquêteur yu police scientifique yi demuñu ci terrain bi mais ki nga xam ne moo dem ci terrain bi moo for néew yi moo mën a wax nan la nit ñi tëddoon kenn mësu ko déglu ba tey. non bu ñu daan dem moom laa lay wax ànd ñu ak militaire ànd ñu ak sapeur ànd ñu ak dara c'était les civils les gens sont portés volontaires parce que dafa métti woon lool da ngay gis sam benn mbokk boo xamante ne xam na ni soit il a perdu 1 à 2 personnes mu xam ni sama mbokk demoon na ci forêt bi te wadal na bakkenam donc des portés volontaires dem récupérer quoi. Ça c'était quelque chose de très volontaire que les gens ont vraiment les civils def nañ ko mais bu ñu ñëwee ak koor yi fa ñu doog a ñëw ak koor yi ba boo jëlee fu koor yi nu mu tudd fu drame bi amee ak nga traversé rizière Buhuyu ma nga ñëw ba RN4 bi vraiment distance la. waaw léegi est-ce que mën nañu delluwaat ci fi ngeen fekk koor yi da nga leen fekk ñu tegale leen benn place wala da nga leen di for fii wër ci àll bi foraat beneen. wala ngeen fekk ñu regroupé leen. mais c'était quelque chose de regroupé boo xoolee bu baax. kon dañ la ne ba pare for leen benn par duma la ne da ngay dem nga for fii benn corps même si c'est un peu dispersé mais man consciencieusement li ma lay wax ça le jour là pour te dire que ma dellu si ci bés bi ak loo xamante ne amoon na ma expliquer réellement comment est-ce que la situation s'est passée c'est un peu difficile parce que drame boo xamante ne Touré boo ko fekkee sax mënoo wax ak sa mor. gannaaw bi ngeen récupéré corps yi. gendarmerie commencé def liggéeyam ak sapeur pompier ak autorité judiciaire yi muy liggéeyu identification ban ci pare commencé nañu enquête judiciaire defe naa ni bokk nga si ñi nga xam ne convoqué woon nañ la gendarmerie pour déglu la. heureusement kenn ñëw fi Boffa mais lenn laa la mën a xamal musuñu ma convoqué gendarmerie. musuñu la auditionné. musuñu ma auditionné. ok léegi si gannaaw si waaye defe naa ni ñaar wala ñetti journaliste mas nañ fi ñëw. oui bu ñu ñëwee dama leen bëgg a xamal ni c'était une erreur technique mooy erreur bi mooy maanaam ku ñëwoo ba muy paroté naan Boffa Bayotte donc bu xamoon dina doonee rek la forêt du Bayotte c'est quoi mooy la forêt classée bi nga xamante ne c'est l'état canadien avec l'état sénégalais ñoo ko def. du guleet ci yëf yi gis nañu ca ëllëg si ki nga xam ne moo di gendarmerie nationale gannaaw bu ñu leen déployé Ziguinchor commencé nañu seen enquête jàpp ci lu mat ñaar fukki nit ak juróom benn muy 26 personnes naka la ñu ñëwee ca loola ñu ngi leen di fàttali ni keroog bi yëf yi amee ci saasi lañu commencé def enquête bu large ñu yëgal gendarmerie nii am na problème boo xam ne jotale woon na jeunes yu Toubacouta ak kenn ki nga xam ne da doon dagg ci bant yi mu di Malick Diarra ci saasi gannaaw bi gendarmerie yi amee élément boobu ma fàttali leen ni
ñooñu ci courant mois de novembre 2017 lañu tere woon ki nga xam ne mooy Malick Diarra mu dugg seen dëkk di fa di traverser ak bois bi nga xam ne ci forêt classée bu Bayot la koy jëlee di ko traverser seen dëkk wala mu fay xaalis bi mu ko bañee ci lañ ko dóor mu dem porter leen plainte ñu jàpp ñeenti nit ñu dugal leen kaso tëj leen lu mat weer kaso ñu bàyyi leen vers le 25 décembre yooyu ñi ñu jàppoon ñoo doon Mfali Badji, Abdou Karim Sagna, Ousseynou Badji ak Jean-Christophe Diatta. Donc dès le début de l'enquête gendarme yi am na fu mu orienté seen bët moo di Toubacouta moo di jeunes yi nga xam ne amul nanu problème ak ki nga xam ne moo di daggkatu bantu bi ñëpp ràññee Ziguinchor mu di malien bu tudd Malick Diarra taxoon ba ngeen di fàttali la presse dafa waxoon ni c'est pour venger ces jeunes de Toubacouta moo tax ay rebelles préparé opération bi di rey ay nit. Donc sur la base de cette suspicion là si base de suspicion boobu enquête bu mag départ gannaaw bi ñu dégloo ñu bëri gendarmerie déglu na kenn ku tudd Maurice Badji moom mooy chef de village bu Burofay Joola mu di dëkk boo xam ne bu tàqaloo ak Toubacouta parce que si zone bi ay quelques villages lañ yoo xam ne ñoom dañu demalante mooy Burofay Joola Burofay Baynunk Toubacouta ak Boofa ci gannaaw bi ñu leen dégloo premier jour deuxième ci ñetteelu bés bu ñu leen déglu ki nga xam ne mooy Maurice Badji dafa daal di indi ay information yu doy waar ci yëf yi nee na moom dafa amoon benn réunion bi nga xam ne ñoom amoon nañ ko ci foyer des jeunes bu Burofay te nee na ci réunion boobu ki nga xam ne moo di journaliste bi tudd René Capain Bassène moo woote réunion bi la lañ fa doon waxtaanee nee na dañ doon waxtaanee naka la ñuy dem ci àll bi ba mun a fa def loo xam ne ñi nga xam dañuy dagg bant bi dootuñu ci mën a duggati bi mu ko waxee ba pare mu daal di ne gendarme yi daf leen di jox liste li ci doy waar mooy keroog ca ajuma ji samedi bi le 13 la ki nga xam ne mooy Maurice Badji présenté wu ak benn liste boo xam ne fukki tuura ci nekk gannaaw moom Maurice Badji rakkam Jean-Baptiste Badji Fodé Madi Tall Mamadou Lamine Sagna ñeenti ñii ma leen limal ñoom Burofay Joola lañ dëkk te it Maurice mook Jean-Baptiste ñoom ñoo bokk ndey ak baay yemu ca dafa joxe liste boo xam ne Mamadou Lamine Fakeba Jëme moo ci nekk mooy imaamu Toubacouta boole ci Abdoulaye Diédhiou benn sëriñ bu Toubacouta Papia Sané Seyni Sané Ibou Sané ak journaliste bi tudd René Capain Bassène donc comme ni ngeen koy gisee fukki nit la joxe seen tur mu ne ñooñu ñoo participé woon ñoo fekke woon réunion bi nga xam ne def nañ ko Toubacouta ñun waa Kéwoulo wër nañu Toubacouta ba mu daj wër nañu Burofay Joola ba mu daj wër nañu Burofay Baynunk ba mu daj mësuma gis kenn ku fàttaliku réunion boobu nga xam ne amee nañ ko ci dëkk bi comme ni ko Maurice Badji njëkk a waxee. mooy est-ce que René Capain Bassène bëriwul na tànk fii Burofay xam naa ne am nañ fi kër mais est-ce que doon na bokk ci réunion yi nga xam dañuy conscientiser jeunes yi pour ñu bañ daggkatu bant yi ñu nekk fi. ah man loolu musuma ko gis te xawma ndax day ñëw mu bokk ci loolu man en tout cas René bu ma ko xam bu ñëwee seen kër lay jublu après mu ñibbi des fois day ñëw mu niw rek mu dem yoonam. mais musul bokk ci benn réunion mais musul bokk man lu ma xam de. lu ma xam peut-être bu dee bokk na ci réunion xaw ma ci dara. ah parce que yow jeune nga ci dëkk bi dañ ne moom mooy conscientiser jeunes yi moom moo organiser moom mooy le cerveau bi nekkoon ci terrain bi pour rayer. ah boobu non boobu man musuma ko def te musuma ko xam te musuma gis loolu ci. comme ni ngeen ko gisee gannaaw Maurice Badji bi mu joxee fukki tur am na keneen koo xam ne dafay dugg ci yëf yi mooy te ñu tudd ko ci yëf yi mooy Ibou Sané mooy Nafawut ci Joola mooy ko amul njariñ Ibou Sané moom mooy secrétaire général bu Toubacouta chef de village bu Toubacouta tudd Seyni Sané mu ngi amoon 81 ans Seyni Sané pour seen information
gannaaw bu mu nekkee chef de village bu Toubacouta depuis 1992 dëkkul ca dëkk ba dafa dem Ziguinchor la dëkk mosut a dellusiwaat participer ci dara ci Toubacouta la fa xew dañ koy yëgal moo tax bi ko gendarme yi convoqué ne ko yow ak fukki nit Maurice Badji xamal nañ ñi yéen a bokk ci réunion bi moom ne na leen man xamatuma dara lu xew Toubacouta donc su ngeen bëggee xam lu nekk Toubacouta laaj leen ki nga xam ne moom mooy Ibou Sané Nafaout mooy sama secrétaire général moom moo xam li xew mais malgré loolu gendarme yi dañ ko daal di téye def ko garde à vue di ko téye nëgëndiku ki nga xam ne nag mooy Ibou Sané Nafaout keroog bi mu dajee ak gendarme yi moom it ñu laaj ko ci yëf ya non seulement daf leen jëkk ne mosta xew ci diggante bi kenn mun leen xam lan moo xew si diggante moom ak ñi nga xam ne waxtaan na ak ñoom mu daal di leen moom it génne ab liste boo xam ne nee na ñooñu ñoo fekkee ñooñu la àndaloon dem ci réunion bi moom it mu daal di joxetu Adama Diémé Fally Diémé Moussa Diémé Alassane Badji Ousseynou Badji Cheikh Oumar Badji Mamadou Lamine Diémé Aliou Sané Jean-Christophe Diatta ak Abdou Sagna comme bu ngeen ko gisee kële lim na fukki nitam moom it ñëw na lim yeneen fukki nit li ci doy waar mooy fukk ak fukk yi tegaloo léegi am nañu ñaar fukk dana am keneen encore ku ñëw ci yëf yi mooy Jean-Christophe Diatta moom it bi mu gannaaw bi mu waxtaanee ak gaam yi moom génne na moom tamit liste boo xam ne ñetti nit ñoo ci nekk au total gis nañ ñi am nañu ñaar fukki nit ak ñett muy 23 personnes donc ñi nga xam ne nag jàpp nañ leen ci yëf yi wax naa leen ci njëlbeen ñaar fukk ak juróom benn lañu donc mu desee ñu ñett ñooñu nag mooy Arona Tombong Badji moom Arona Tombong Badji conseiller municipal la ca Niassia et ci turu fonction bi nga xam ne conseiller municipal la loolu la jëlee kàddu mu ne leen ñii lañu jàpp ñii ñu ñuy jiiñ mi ñoo rey ñoom ay innocent lañu ci ëllëg sa gendarme yi dem nañu ko jëli moom it ñu dugal ko ci loo bi tëj ko comme moom El Hadj Samba Sagna tamit jàpp nañ ko li kay ñaar fukkeel ak juróom benn moo di Omar Ampoy Bodian bu ngeen di fàttaliku moom it dafa waxoon ci journaliste yi ne leen ñii ñu jàpp ay innocent lañu te moom xalaat na ni waa MFDC amuñu lu ñu laale ca yëf ya te ëllëg si moom tamit waa section de recherche daal di wàcc ci quartier Lindiane ñu jàpp ko donc on se retrouve avec 25 personnes ca ay fan ñoo ciy topp ki nga xam ne mooy El Hadj Samba Sagna di doom ci kenn ci ñu jàppoon ñu daal di ko dem jëli moom it këram alors que turam nekkul ci benn liste kenn mësu ko cité ci dara ñu daal di ko jàpp boole ko ak papam ak ñeneen mooy ñaar fukk ak juróom benn yi muy 26 personnes pour fàttali leen ki nga xam ne mooy Seyni Sané chef de village bu Toubacouta mu ngi amoon 81 ans keroog dañ koy jàpp te moom depuis 1992 xamaleen na leen ni moom xamul dara li xew ca Toubacouta waaye comme ni ngeen ko gisee ñetti nit ñoo bâtir dossier yi mooy Maurice Badji mooy Ibou Sané Nafaout ak Jean-Christophe Diatta bu fekkee ni xam nañu waa dëkk ba yàgg nañu xam ki nga xam ne mooy Nafaout ki nga xam ne mooy Jean-Christophe Diatta dafa di gan bu kenn xamul ci dëkk bii di Toubacouta amu fa benn attache ci ay at yi néew la ñu dugg ci dëkk bi te kenn xamul fu mu jóge indaale jabar ak doom pour ñu dëkk fi nga xam ne moo di Toubacouta comme ni ngeen ko gisee gannaaw moom mi nga xam ne mooy Maurice Badji muy chef de village bu Toubacouta bi ñu ne moom c'est à partir de ay témoignages am la ñu commencé jàpp nit ñi li yéem ci yëf yi mooy gendarme yi mësuñu perquisitionné këram gendarme yi mësuñu dem këram comme ni ko doomam di seede waa Kéwoulo ñooy premier ñi nga xam ne ñu ngi ñu këram di leen laaj lan moo xew ci yëf yi. bii bu ñu arrêté sama papa ba tey kenn mësul ñëw fii bu dul yéen c'est la première fois yéen ngeen ñëw fii kenn mësul ñëw fii pour laaj même gendarme yi amul ku mës a ñëw fii pour laaj sax. comme ni ngeen ko gisee li mooy première phase enquête bi nga xam ne dañ leen koy tegal di demee ndànk-ndànk pour permettre kenn ku ne mu mun a comprendre
ndax dinañ leen defal ay révélation yu extraordinaire ci biir dossier Boffa Bayotte bi parce que dossier la ci biir dossier yi jërëjëf